asalaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook mbirum 94 milliards yi ñu ne dañu ko luubal ca direction des domaines commission bi ñu ci taxawaloon ci assemblée nationale dana ci amal ab ndajeek taskatu xibaar yi ci kanam tuuti ngir siiwal ay conclusion maanaam li mu jëlee ca liggéey bi nga xamante ni dañoo moo ko taxoon a jóg luy jege fanweeri nit nag déglu nañu leen ci dossier boobule. Fatou chef de village bu Toubacouta tax nag askan wa maire ci jamono ji bokk na ci li ñuy ñaawlu te yu yàgg yu ñuy téye nit ñi ci kaso yi bañ leen a atte Seyni Sané tollu woon ci juróom-ñetti fukki at ak juróom ñu ngi ko tegoon loxo ci enquête bi ñu ubbi woon ñeel xew-xew yu tiis ya ca Boffa Bayotte ñeenti étudiant la ñu dàq ca université Gaston Berger bu Saint-Louis am na yeneen fukk ak ñeent yoo nga xamante ni daal dañu leen bàyyi ñu ñibbi ndaxte amuñu lu leer ci ñoom dogal gi nag mi ngi tukkee ci conseil de discipline université ba loolu gannaaw ba ñu caxat-caxate bureau recteur ba ca manifester ya fa amoon ci weeru avril gële weesu étudiants ya ñu dàq nag ne ñu ngi nekk di xaar procès verbal bi firndeel ne dàq nañ leen ca université ba tàggat yaram des na ci ànd ak gonek Ndar gi Malal Diagne junior yéeni kaay la ñu jeexale daañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Aliou Ba moo fare ci machine yi mbokk yi dellu nuyu leen sant leen ci ànd beeg rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook lu ñeel mbirum 94 milliards yi ñu ne dañu ko luubal ca direction des domaines commission bi nga xamante ni moom lañ ci taxawal lu nag ngir mu andi ay leerange ci mbir moomu lay dana ci amalab ndajeek taskatu xibaar yi ci kanam tuuti bu fukki waxtu ak benn jotee ngir rek ay siiwal ay conclusion maanaam na mu jëlee ca liggéey gañu ko santoon lu jege fanweeri nit nag jot lañu leen a déglu ci dossier bi ñu ànd ak Jean Paul Ndour. octobre 2018 ci ab janoom ak taskatu xibaar yi la Ousmane Sonko tegoon baaraamu tuuma fonctionnaire bi di Mamour Diallo nekk directeur des domaines bu Sénégal ki nekkoon candidat ci jongante njiitu réew bi ñu génn ne haut fonctionnaire bi dafa luubal lu toll ci juróom-ñeent milliards ci suñu koppar ba mu daan gérer benn dossier ci benn titre foncier diggante ay lébu ak nguurub Sénégal ci benn terrain boo xamante ne Rufisque la nekk ci banlieue Ndakaaru Mamour Diallo bañ ba tëdd ci suuf ne deful li ni mel Ousmane Sonko porté woon ko plainte ñeenti fan ci weeru mai atum 2018 waaye Mamour Diallo mi ñu tuumal moom portéwul plainte Ousmane Sonko mi jiite parti PASTEF te avocat wu Mamour Diallo maître El Hadj Diouf bu mu janook taskatu xibaar yi fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2019 newoon na ne clientam dina porter plainte Ousmane Sonko procureur de la République yéyagul yàbbi ci mbir mi loolu tax jege ñaaley Ousmane Sonko yaakaar ne commission d'enquête parlementaire mi ñu installé ajuma fukki fan ak juróom-ñeent weeru avril bi ñu génn amul benn njëriñ bànqaas boobule dinañ janook taskatu xibaar yi bu 11h jotee ngir fësal seeni saytu. Jean Paul Ndour presse bi tey jii sax daal di xibaar ne directeur des domaines ci mbir moomule daal di nañu teggi lépp loo nga xamante ni ay tuuma la woon jëmee ci ñoom ñu jëmee ci moom ñu waxaat ci accident bi nga xamante ni moo am démb ca pont Émile Badiane nga nekk ca Ziguinchor ba léegi nag opération yaa ngay wéy ngir xool rek ngir mën a génnee camion ba tàbbi ca ndox ma gannaaw ba mu daanoo ca pont ba ñaari nit la ñu nekk di wër ba tey gisaguñu leen am na benn néew boo xamante ni nag jot nañu ko for. ñoom ñeenti la ñu woon ca camion boobu nga xamante ni moo daanoo ca pont Émile Badiane tàbbi ca ndox ma camion ba toll na la mu defoon daal la mu yeboon tolloon na ci fanweeri tonnes apprenti chauffeur ba rek moom moo ca dund ci jamono ji. ca Toubacouta nag askan wa mer lool gannaaw faatub chef de village ba nga xamante ni dañu ko tegoon loxo boobaak léegi mu nekk ci pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec fa la gaañoo sax moom Seyni Sané ñu ngi ko tegoon loxo ci enquête bu nu ubbi woon ñeel xew-xew yu tiis ya amoon ca Boffa Bayotte askanub Toubacouta nag di ñaawlu te yu yàgg yi ñu nga xamante ni dañuy koy téye nit ñi bañ leen a atte ba tax na ñuy sàkku ci ne ñi ci des daal nañ leen atte nu mu gën a gaawee Lamine Ba. ci Toubacouta daanaka xibaar bi ñëpp ko déggandoo génnub àdduna ki nga xam ne nag moo di Seyni Sané nekkoon seen chef de village mag ñi nag daanaka la gën a métti ndaxte nee nañu seeni xarit la woon Sitafa Sané kenn la ci ñoom. affaire bi métti na suñu métti bu baax. parce que xelaatuñu woon ne affaire bi dina ñëw ba gars yi suñu benn parent feebar mu gaañu si situation bu mel ni te kenn xamuñu kañ lañu leen di juger affaire bi nag métti nañu quoi vraiment xamuñu fu ñu ne daal
affaire bi métti na daal. Bakary Sobat Sané moom la ñu fal mu nekk chef de village ci jamono ji nga xam ne nag Seyni Sané moo ngi woon ci kaso bi moom nag nee na tardé bi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci ndorteelu procès bi moo waral li ni mel ma ngay ñaan nag ñu teel a ubbi procès ngir ñu mën a xam dëgg bi fan la féetee. soxla nañu pour ñu juger leen mais ba léegi mun ñu am fexe ba ñu juger leen bëgg nañu au moins ñu juger leen ñu xam dëgg bi fu mu nekk. waaw parce que nga téye nit diggante at ba ay weeru ci topp vraiment loolu métti na. waaw bëgg nañu au moins état mu def une lumière là-dessus. kii di maire bu commune bu Niassène nag bu mu déggee xibaar bi dem na fa ngir nemmeeku njaboot ji waaye nee ne danañ fexe ba tey ñu indi néew bi ngir mën ko rob ci Ziguinchor. Mamadou Diallo. waxtaan nañu aussi ak waa Dakar yi mettre dispositif jël matuwaay yëpp pour corps bi mu yegg si donc bu yegg si ci ngoon si nañ ko denc ci Ziguinchor donc du Toubacouta lañ koy denc mais Ziguinchor lañ koy denc incha allah. Seyni Sané ci fàttali ñoo ngi ko téye woon ci enquête bi nga xam ne nag gendarmerie moo ngi ko amal ci li jëm ci wàllu massacre boobu fa. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba ñeneen ñu teg loxo mooy ñu jàpp ne bokk nañu ci ñi faat commandant brigade gendarmerie bu Koumpentoum loolu nag tax askan wa yëkkati kàddu sàkku rek ngir ñuy gën di collaborer ak ñi nga xamante ne ñoo yore kaaraange ci yenn yu ne mel maanaam daal bu ñu gisati koo xamante ni seen xel tey na ci ñoom ñu fexe ko dénoncer nu mu gën a gaawee balaay béy di wéy mbuus meeru Ndam nekk ci commune bu nekk ci département bu Koumpentoum moo yëkkati yooyu le kaddu sàkku na nag ci ñi nga ndaxte nee na boo seetloo ñi ñu jàpp yëpp daal ñu ngi bàyyeekoo ci foofu lay département bu Koumpentoum Abou Diallo sàkku na it ngir ñu taxawal leen nu mu gën a gaawee ab brigade gendarmerie ndax Koumpentoum dafa nekk daanaka ca frontière u Sénégal ñu teewlu ko ak Moussa Oumar Gueye. dëgg la ñu ngi collaborer ak waa gendarmerie bu baax a baax mais nañu gën a yokkaat collaboration bi te it ñenn soupçonné yi ñi nga xam ne ñu ngi leen di soupçonné ci biir dëkk yi nañ leen mën a dénoncer nañ leen a ñeme dénoncer suñ leen dénoncer it gendarmerie na fexe ñoom it ñu dem jëli leen ñu enquête leen ndax ñu gis leen parce que ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen di soupçonné rek am na lu waral loolu kon nag waruñu xaar ba ñaawteef yenn yi am ñu soog naan xamoon nañ ko te waroon nañ ko wax ca njëlbeen balaa ñaawteef fii di am. ñu ñaax état rek mooy gën a jàppale waat askan bi gën a renforcer sécurité bi fii ci département Koumpentoum dekk na département bu yaatu nekk frontière ak Gambie nekk frontière ak Ferlo bi loolu nag suñ mënoon a am compagnie gendarmerie wala camp militaire loolu dina doon gën a yokk kaaraange bi fekk dina yàgg. mu nekkoon Abdou Diallo di maire bu Ndam commune la bu nekk ci département bu Koumpentoum waa aar li ñu bokk jàppaat beneen ab manifestation tey jii ci ngoon manifestation bi ci allée Centenaire yi la ñu koy amale bokk na ci li ñuy sàkku bu mooyee mbirum contrat pétrole yi ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna bokk ci ñoom te ñu teg ko loxo boobaak léegi. ñeenti étudiants la ñu dàq ci université Gaston Berger bu Saint-Louis dogal la bu tukkee ci conseil de discipline ba am na yeneen fukk ak ñeent yu nga xamante ni bàyyi nañ leen ndax ne nañ daal amuñu lu leer ci ñoom loolu nag gannaaw caxat-caxatee bi nga xamante ni defoon nañu ko ci biir recteur ba ca événement ya fa amoon ci weeru avril gële weesu boobaak léegi nag enquête bi di wéy ñoom nag étudiants yi nee nañu daal ñu ngi xaar ba ñu notifier leen dàq googule maanaam daal ñu ngi nekk di xaar procès verbal bi firndeel ne dàq nañ leen ca université ba Mohamed Nabi Sila. conseil de discipline bu université Gaston Berger bu Ndar jot a dàq ñeenti étudiant ci fukk ak juróom-ñett yi nga xamee ni jot nañu jaar ci kanamam ndogal bu ni mel li ko waral di manifester yu fa amoon te yenn ci étudiants yi jëloon ndoxu foos sotti ko ci bureau recteur Ousmane Thiaré lu ni mel sax tax askan wi ñaawlu woon ko tey ji jaaxle topp ci boppu étudiants yi nga xamee ni ñoo ngi xaar procès verbal officiel bi laata ñu ci yëkkati kàddu ñoom sax seen kàddu ñu fas yéene yëkkati ci juróom-ñaari fan ci weeru août mu yamoo ak ndaje bu mujj bu assemblée université war a def ci bërëb bi laata muy tëj dàqub étudiants yi mu fekkoon ab plainte boo xam ni jotoon nañ ko def ci kanamu tribunal boobaak léegi mbir mu ni mel kenn woowu ko étudiants yu njortu dàq tegu seen kaw mu bokk ci ñaar ñu nekk ci UFR CREC kenn ku nekk ci UFR science juridique et politique ak keneen ku nekk ci UFR science agronomique dogal bi am ci jamono joo xam ni li yëpp ci étudiants yi jot nañu ñibbi seeni kër di xaar vacances yi ak ñu fay leen seeni weerub bourse bu mujj laata feetub tabaski bile
RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila xaar bi yàggoon na lool waaye mujj gu rafet am na ñi nga xamante ni chantier ya université Sine Saloum bu El Hadj Ibrahima Niass dafa taxoon ñu nangu seeni suuf daañu leen jox ndampaay fi mu ne nii nag chèque ba génn na ni ki ci alxames gi maanaam démb juróom-ñett fukk ak ñaari nit lañu nga xamante ni daal daañu séddoo lu toll ci téeméer ak ñeenti million ci sunu koppar ñu teewlu ci Seynabou Gueye mooy gouverneur bu Fatick ci micro Aminata Goudiaby. ñooñu nga xamante ni travaux université bi dafa laal seen kër wala mu laal leneen ak leneen loo xam am nañ ko fa ay millions ki millions la tey ji remise symbolique bi lañ def ndax jëluñu ñëpp jox leen waaye dafa am ñenn ñu woo jox leen te loolu day firndeel ni ñu ngi ci dynamique gu fay ñëpp te yaakaar nañ ni ministre ba la mu waxoon nga xamante ni dafa ñëw fii bu yàggul doon xool chantier bi ne moom kat li mu bëgg mooy ne ñu démarrer chantier bi population yi impacté yi taxawoon ne ñoom li ñu bëgg mooy ñu fay leen balaa ñuy door mu ne woon dana ko def tey ji lii ñu def nii firndeel na ne wala mu waxoon boobu ba léegi ma nga ca ndax da ngay ñëw kenn koo xam verger la yore tey jii prix boo xamante ni état daf ko fixeel loolu la ñuy wax réglementation bi bu dee tamit bâtiment ak fa nga koy defee day am toujours loo xamante ni lu ci yoon wax lu leer loo xamante ni tey jii boo ñëwee boo seetee texte yi da nga xam kii ñaata la war a am kon lépp dañ koo teg ci lu leer nañ impacté yëpp boo ko seetloo bu fekkante ni da ngaa jël liste bi dana la jox ay 82. kon Seynabou Gueye di gouverneur bu Fatick ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby fukki simili ak ñaar moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. ak RFM kumpa jeex na. ñu wax ci opération désencombrement yi ca département bu Rufisque foofu nag préfet ba àdduna ca nee na kafu ci réewu ci képp ko nga xamante ni daal muy jaaykat wala looy mënti liggéey toog foo xamante ni waroo fa toog boo xam ne dana la fa jële ndax préfet ba nee na doggu na ngir fexe xàll yoonu Rufisque yi su ko defee dem beeg dikk bi gën a yomb Serigne Babacar Kane nee na liggéey boobu nga xamante ni sumb na ko daal bu ñu tabaskee ba noppi dana ko wéyal ñu teewlu kook Abdou Diouf Diagne. lii ñuy def nii daanaka liggéeyu maire yi la activité de police municipale la mais danoo gis ni maire yi xëy na am nañ si jafe-jafe ñàkkul ñi ñoo ngi jéem mais nit ñi gisuñu si solution démb rek am na benn pétition bu ma jot boo xam si li ko signé mat na junniy nit fii si quartier Jokkul donc wax ni ñoom vraiment sonn nañu ni ñu nekkee fii ndax seen buntu kër yi mënatunoo dugg mënatunoo génn ku si am oto mënatoo koy indi ba sa buntu kër ndax ni jaaykat yi occupé nañu donc seen mbedd yëpp loolu moo tax ñu nit ñu gën a gaaw parce que lii namoon nañ ko bu yàgg mais dafa amoon ay gàllankoor yoo xam ni ndax comme niñ ko gisee ay bagage yu jàmbur rek ngay jël si mbedd bi bagage jàmbur yooyu boo ko jëlee aussi il faut nga am bërëb boo ko teg te bërëb boobu nag moo indi jafe-jafe mais am na ay jéego yu bëri yoo xam ne si dox nañ ko si am nañu ay bërëb yu ñu aal provisoirement yoo xam si bagage yu ñu jëlee si tali bi tey foofu lañ koy dénkaane jàpp nañu fii ak julli gi pare incha allah dinañu donc mën a def opération yi ndax bërëb ba nga xam ni moom la ñuy defar filmé am na avancé yu mag a mag te xam naa ni fii ak tabaski foofu dina pare su ko defee nag ñu mën a def grande opération de nettoiement mais également désencombrement de la ville de Rufisque. mu nekkoon Serigne Babacar Kane di préfet bu Rufisque ñu wax ci campagne agricole bi ak jafe-jafe yi ci nekk daanaka ku nekk ci addu bokk na ci trésorier général bu fédération bi ëmb béykat ya ca nekk ci bassin arachidier ñoom nag moom nag kii di opérateur privé stockeur yi la joxoñ baaraamu tuuma ne ñoom ñoo doxalul yoon ndax ay seen i jëfin daal dafa tax ba mbir mi xaw a gàllu guuse ñu ne da seen intérêt bopp daal la ñu jiital bàyyi béykat yi ca gannaaw Ibrahima Diame. Pape Birane Diagne béykat la opérateur la teewul mu ngi ñaawlu bu baax a baax li mu jàpp ne ay deal la am ci wàllu homologation yeeg notification yi ñuy defal opérateur yi nga xamante ne dañ leen dénk pour ñu séddali lii di intrant yi rawatina jiw yi bu ñu sukkandikoo ci moom ñu bëri ci seen biir dañ ciy profité bu baax a baax. am na opérateur yoo xam ne dañ naan homologation moo leen téye amuñu programme amuñ 50 tonnes ñu gis ñu xam ne amuñu programme di am juróomi junne tonnes ñeenti junne tonnes juróomi junne tey wóor ne kilifa yu mag sa kaw ñoo ne seen kaw ndax juróomi junne tonne man bis bu ne damay wax ne kuñ ko notifié wala ñeenti junne tonne wala ñetti junne tonne foo ko jóor Kaolack ku taxaw Dakar seen amut ay pexe la. Trésorier général fédération des paysans du bassin arachidier ne opérateur yu bëri nag ay montage rek la ñuy def di nax nguur gi ak ñi di béykat yi. diil rek la si biir ak kilifa yu mag xaritoo ñi xamal lan lañ mafia bi nag ëpp na am na ñu am milliard ci donki béykat yi donki état na si état bi wax
sonn nañ dee nañ. moo waral muy woo ki nga xam ne moom mooy ministre de l'agriculture di Moussa Baldé mu ubbi ay gëttam bu baax a baax dakkal mbir mi ni mel. système la boo xam ne kii toog fi war na ko mën a régler war na ci dugg gëstu ko ba nga xam ne li ñuy wax certifié ñu xam certifié am na wala amul sama certifié xam naa ñoo xam ne ñu nga sa suma gox ba joxe jiwu sa dëkk ba lañ jëndee gerte joxe jiwu sa gox ba te ne certifié la ñu amee la des sa gerte sax mu nga saxe kenn jëlu bëgg ministre agriculture bu bees bii gëstu ko dugal si loxoom ndax nit ñi am jàmm. jëwriñ ji ñu denk wàllu mbéy mi nag ci lu yàggul dara rek la jóge fii ci Kaolack doon saafonteeg kilifay diine yi waaye léegi nag dañ koy woo mu wàcc ci terrain bi xool bu baax a baax mbir moomu la nu mu tëddee Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. RFM Sport. Malal. Alaaji Barthélémy. Jaañ noo def. sant muñ ak moytu ngom ak wut xar tabaski. bu la ci kenn jëlee. tabarkal. aywa doxal. nu tàmbali kon tey jii ci bëccëg gi ne bu 9h tegalee 45 minutes Abdourahmane Ndiaye aji daas dañu ko dàkkantalee nekk technicien ci wàllu basket ñu tegoon ko ci bopp équipe nationale góor ñi dana daje ak taskatu xabaar yi la sabab moomee ndaje mooy daa fas yéene yi ki kaddu wax ci tekki gënu tekki ay ndombal tànkam ñu njort ni kon dina ca am xabaar yoo xam ne daal bu ko waxee mën naa jur mu yëngal àddunay basket bi dinañ ko topp loolu ci kanam tuuti lay doon. waaye leneen itam muy góor ñooña sax seen équipe nationale googa am na ñenn ñoo xam ne dañ leen ca woowaat bokk na ca Lamine Samb bokk na ca tam Xaan Dalméda ñi nga xam ne dañ leen ca sempi woon ñu sóobaat leen ca moomile convocation bokk na ca tam ñooñu convoqué juróom-ñaari basketteurs yoo xam ne fii la ñu nekk ci réew mi di fi basket ñoom nag ne seen yéene mooy def seen kim kattan ba bokk ca ñooy teewal Sénégal ci coupe du monde ba ca Chine ci ndeeteelu weer wii di août Oumar Mbow. niveau joueurs locaux ñeel basketball moo ngi yéeg bu baax a baax ren ji juróom-ñaari joueurs yu bokkul club bokk nañ ci présélection ngir bokk ci équipe A ñeel coupe du monde bi loolee nag doonul lu bees waaye lu xaw a ñuul ci soow mi mooy doon na lu jafe ngir ñooñe wane seeni bopp ba ñu jël leen ci équipe A bi Mamadou Lamine Diop bu Dakar Université Club. L'équipe nationale ça n'appartient à personne, ça n'appartient pas aux joueurs internationaux qui sont à l'extérieur mais aussi aux joueurs locaux donc joueurs locaux bu wone ay preuve am war nañ ko war a mën a may chance am mu ñëw intégrer équipe nationale. même su ñu koy wàññi sax ñu xam ne wàññi nañ ko mais quand même am na benn expérience bu ñu ci gagné c'est ça qui est beaucoup plus important pour liggéey mérite sa place ñu convoqué la bon ñu présélectionné la donc soo sa wërsëg nekkee su la convoqué nga xam ne convoqué na la su la convoqué nga encouragé équipe bi xaar sa tour beneen. kii doore yéeg présélection am Mamadou Alkali Ndour bokk ci AS Douane ne dina fas jom ba bokk ci équipe bi. xaw ma woon ni sax bokk naa si parce que yow yaa ma ko wax nii léegi nii damay wax alhamdulilah léegi nag man la des bu ma def lu may def yëpp pour bokk si 12 jours yi ñu sélectionné pour la coupe du monde. pare naa pour défendre sama couleur dëkk joxewu à fond joxewu ba mu am pour équipe bi am ndam nekk ci kaw. bi ñu sukkandikoo ci jéego yu ñuy def ci championnat bi ren coach bu AS Douane di Mamadou Gaye Pa bi jàpp ne ñoom ñëpp am nañu kattan ak mënin ngir rek bokk ci équipe A bu basketball. nu wax tam ni ci wàllu jigéen ñi danañu basket bis ni ëllëg ci wàllu programme goo xam ne daal jongante xaritoo lay doon Sénégal Égypte Angola ñoom ñoo ca bokk Sénégal nag ëllëg lay jongante mu njëkk li nga xam ne nag moom moo di daal 19h lay daal di doon. leneen ci wàllu basket bi tam ci wàllu woowu dañ ko daal di tëj nag waxtaanee li nga xam ne mooy équipe nationale locale bi ak waajtaay digganteem ak Libéria ëllëg lay doon fii ci Ndakaaru sëñ Saliou Dia seen entraîneur ni foog nu gagné bu nu bëggee jàll ci pàcc bi ci topp. donc match bi ñu ngi koy préparé comme ni ñu war a préparé match parce que defe naa bu la nit mbéjee extérieur donc defe naa boo ñëwee à domicile waroon ko delloo mbéj bi et defe naa ñun bu ñu bëggee continuer suñu taxawaay un peu ci éliminatoire yi il faut ñu. gagné Libéria donc match bi samedi la donc xale yi xam nañ un peu li leen di xaar parce que ñun ñëpp dañu am objectif un peu qualifier Sénégal pour CHAN parce que depuis 6 ans Sénégal dematul donc malgré difficulté yi xam ne am na ci équipe yi quoi mais defe naa c'est possible donc objectif il faut ñu dem ci àbbu moo tax il faut que ñu aménager tout pour que ñu mën a jot suñu objectif comme il faut donc on a match aller dañ ko perdre un peu par défaut de concentration parce que on a pris un but ci corner lañ ko jëlee en fin de temps ce qui fait que ñun contre le match amoon ay occasion de but donc moo tax travail nañ ci aspect yooyu yëpp donc samedi il va falloir que bu neexee yàlla ñu am efficacité devant ba pare gën a solide derrière parce que aussi boo jëlee bi dafay gën a compliquer tâche bi donc je pense li am solo daal ñu ngi ñaan un peu pour am efficacité bi nga xam moom lañ soxla samedi comme ça teel a dugal mën a nekk teel a nekk suñu match incha allah. ñooñu nag di équipe nationale locale boobu lee Alaaji Barthélémy ëllëg ci takkusaan la ñu war a jonganteeg waa Libéria. dañ leen a dóoroon
ca match aller ba dimanche jële benn bal ci dara foofa ca Libéria ñu war a ñëw fii nag fayu googee bit ba noppi dugal yeneen i bit ngir tax ñu mën a jàll ci pàcc booba match booba bu yàlla maye tal wér ak bakkan ak poste bu 10 bis ne ëllëg dinañu ko dégtal auditeurs yi ci rajo Futurs Médias nga xam ne li ñu bàkkee mooy RFM ça s'écoute et ça se voit bu yàlla maye tal dinañu ko defee noonu ci kattanu yàlla jaajëf Malal Diagne Junior. RFM rajo askan wi. xibaaru aada yi ñu dalal ci Ana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi mooy xew-xew bés bi avant première officielle film bi di Atlantique bu Mati Diop ni ki tey ci guddi yi ca Grand Théâtre bu Ndakaaru laata loolu taskatu xibaar yi ñoom amoon nañ privilège seetaan film boobule Abdoulaye Diop lañ ci àndal ngir yeneen i leeral. ci banlieue bu Ndakaaru ay ouvrier benn chantier ñetti weer a ngi fayuñu leen ñu jël ndogal jóge Sénégal jaaree ko ci géej gi ci ñooñee bokk na ci Souleymane bi bàyyi ci ginnaawam ki mu bëggoon di aada ñu dig ko beneen góor fii ci Ndakaaru la réalisatrice bi di Mati Diop tànn ngir wane fi bu njëkk filmam bi di Atlantique. Premier public que le film a rencontré. fii ci Ndakaaru film bi si lañ ko nar a njëkk seetaanee bu ma ci paree nag daal di dem ca France mu nekk nag ab rendez-vous boo xamante ni bu ma amal solo te boo gisee ma jël film bi am tànneefu def ko long métrage en wolof am na lu tax. a été un obstacle du tout. ci bile film principaux acteurs yëpp ay amateurs lañu expérience bi amoon na solo lool suñu sukkandikoo ci Amadou Mbow moom mi joué rôle bu Issa di ab policier bi yor enquête lakk gi jàq feetub mariage bu aada. dafa nekkoon ay rôle yoo xamante ni du ay rôle yu simple donc amoon na liggéey bu bëri bu nekkoon ci ginnaaw loolu nga xamante ni mosuñu woon joué film il fallait que mu am ku ñu coaché wala ñu coaché ñu nekk suñu ginnaaw ñu koy préparé ba tey film bi toll ci fu mu ci toll nii. ginnaaw sortie officielle bi ni ki aljuma bi ay projection gratuite dinañu ko amal ca université Cheikh Anta Diop. équipe bi dina amal tey jii ci suba benn conférence de presse ca complexe cinématographique Ousmane Sembène maison de la culture Douta Seck moom mu ngi ci waxtaay fukk ak juróom-ñetteeli édition centre aérien mu di xew-xew boo xamante ne li ko tax a jóg bokk na ci gën a fësal ak yelleefu tuutànk yi jaarale ko ci ay activités artistiques dinañ ci profito itam ngir màggal parrain bi di Abdoulaye Douta Seck dañ ci déglu directrice bu maison de la culture Douta Seck Fanta Kane li wuyoo. ñu nag parents yi ñu nag population bi ñu nag xale yi 19 ans ci la ñu ko organisé mu nekk loo xam ne camp de vacances la dañuy dajale xale yi toute la journée ñu nekk xale yi lundi ba vendredi ñu yendoom ñoom mais dañuy yendu di leen jàngal seen aada ak seen cosaan pour xale yi suñu doom yi xam ñoom ñooy kan xam fu ñu bokk xam lan mooy république xam mooy lan mooy valeur citoyenne dañuy jóg rek pour ñun aussi bu école tëjee école bu defee wàllam ba pare ñun culture ñu jël suñu wàll. xew-xew bi kon dina tàmbale fukki fan ci weeru août gile di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje fan yi ñu dëgmal ci beneen chronique culture ci RFM. Depuis 20 ans, les laboratoires Skyros continuent de développer la recherche dans le traitement des peaux noires et métissées. À travers sa gamme Clarissime, aux textures onctueuses et fondantes, votre teint est totalement unifié. Testé sous contrôle dermatologique, son efficacité clinique démontrée, aux résultats rapidement visibles, font de Clarissime la gamme adaptée pour un teint parfait. Pendant cet harmattan, prenez grand soin de votre peau. Irrésistiblement Clarissime par les laboratoires Skyros. Pour plus d'informations, visitez-nous au www.clarissime.fr. La gamme Clarissime vous offre la revue de presse. Savon de Marseille Alphée, fabriqué à partir d'huile végétale 100% naturelle, possède un pouvoir nettoyant exceptionnel, enrichi à la glycérine et aux minéraux marins. Savon de Marseille Alphée dafa di saabu boo xam ne kat dañ ko defaree huile végétale à 100%. saabu boo xam ne ñépp ko bëgg boo ko sangoo ba noppi soxlawul ngay diw sa yaram day set wecc ba noppi di nes-nes yi ba noppi dañ ko recommandé pour nag ngay koy fóotee tamit li nga xam ne moom moo di yëre bébé yi. Savon de Marseille Alphée bàyyiwul dara xet ku bëgg ci savon Alphée yi wooteel ci 78 111 96 96 savon Alphée moo leen di may seen revue de presse.
bi mu sosoo ak léegi ci atum 2005 microcrédit mi ngi taxaw si juróomi réew ak ñeent ci Afrique ak réewu Chine lépp ngir bégal li tolloog million client ndéem bëgg-bëgg ak mbébétu suñu ay client ñooy soppeeku di wéy ànd ak jamono rawatina ñun ñii ba tax na microcrédit soppeeku na itam di wuyoo turu Baobab Sénégal gunge na ñetti téeméeri client entrepreneur ak ay ndaw ngir ñu taxawal seeni projet si ay services yu yomb wóor te ànd ak kaaraange ci wàllu crédit épargne ak yeneen Baobab Sénégal bokk na si ñu gën a xarañ ci wàllu leble ay koppar ay client lépp nag si kaw ay bànqaas yu wóor yu ko jural ñeent fukk ak ñetti agence ak lu toll ci téeméeri point Baobab ci réew mi yépp Baobab Sénégal di wéy di jàppale ay client am si jumtukaay yi gën a xarañ ci wàllu internet ak digital ngir yombalal ay client am si ni dugal ak génnee koppar ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. cirë ngeen jëf ci wolof yu wér péng ak wax ju wow kong la ñu journal Source A xëy xibaare jàlloore ji sandarma yi def Ali Baba Kumbanaar la yéenekaay bi bind xamal ñu ne ci diir bu gàtt sandarma yi teg nañu loxo ca Tambacounda fukki nit ak juróom-ñeent ñu jàpp ne am na ci ñoom seen loxo génnul ca cong ga woon ca bureau de poste bu Koumpentoum altine jële ñu génn ba commandant Tamsir Sané faatu ca journal bi nañu au commandement de la gendarmerie nationale xamle nañu ne ay investigation yu ñu def wane na ne ñi ñu jàpp ñu toll ci fukki nit ak juróom-ñeent am na ci ñoom juróom-ñaar yoo xam ne seen loxo laale na bu baax a baax ci cambriolage gi ñu cambriolé woon bureau de poste bu Koumpentoum Les Échos nañu kilik gi def ñaawtee foowee juróom-ñetti nit lañu jàpp nañu juróom-ñaare mu des kenn koo xam ne ñi ngi koy wër gu métti ñi gendarmerie jàpp yépp ay doomi Sénégal lañu amul benn doxandéem bu ci rax ci alxamisi démb ji ci la leen gendarmerie fajaru ñoo ngi leen jàppee ci diggante Malem Ñaani Sinthiou Malem Gàlle ak Merato yéenekaay bi nañu gendarme yi jàpp nañu ba jàpp ay jigéen ngir enquête bi ndax jàpp ne seen loxo génnul ci li faat Major Tamsir Sané L'Observateur mi ngi ñuy nittali ni ñu leen jàppee ki leen jiite Idrissa Sow la tudd ñu koy wooye pël bu rafet yéenekaay bi nañu nitu fitna dëgg la waaye la ju tegu der amul lu mu yéem a def ca këram ga ca Merato fa la ko takk der yi fekk teg ko loxo journal bi tegal ñu ci ne ñooñee gendarmerie jàpp dañoo mel na ñu sonaloon askanu Koumpentoum bi ndax ba ñu leen jàppee ba leen di yóbbu askan wi yépp a génnoon doon wane seen mbégte Soleil national nañu lu jëm ci faatu commandant Tamsir Sané gendarme yi teg nañu loxo ñi ñu jàpp na ñoo demoon cambriolé ji bureau de poste ba bali ci xew-xew ci Vox Populi moom xëy bind ci xëtam mu njëkk ne ñi faatoon commandant Sané jàpp nañu leen fukki doomi aadama ak juróom-benn yu ñu jàpp ci diggante Kees ak Tivaouane moom la Libération xëyee ñoo ngi leen jàppee ci coowal furat li ñu doon wax ci EDK Oil am na it ay gérant station EDK yu bari yu ñu jàpp ci diggante Ndakaaru Tamba Diourbel ba Sindia ñoom ñëpp mandat dépôt nañu leen ñu war a toog ca kaso ba xaar enquête ba enquête bi ñu doon def ci coowal 94 milliards yi ñu doon wax ci réew mi Le Quotidien nee nañu commission d'enquête ba ñu taxawaloon ci Assemblée nationale ngir mu war caa gëstu commission d'enquête parlementaire ba pare na ab liggéeyam la mu ca tënke moo di Ousmane Sonko mi doon tuumal Mamadou Mamour Diallo directeur des domaines ba woon tuumay détournement deniers publics Ousmane Sonko la mu waxoon amul commission bi nee na gisu ci détournement deniers publics journal bi bind ne commission bi ragal na Mamadou Mamour Diallo ab deram L'Observateur ne ko ba mu set wecc tey jii commission boobee député Cheikh Seck jiite dinañu def ab conférence de presse ngir yeggi askan wi li ñu gis ci seen enquête ba L'Observateur nañu ñu bari ci ñi ñuy tudd ci mbir mi commission ba déglu na leen ba mu des Ousmane Sonko mi suli coow li ak ki jiite Atlas Mercalex Guy Marius Sagna bu FRAPP France Dégage aw ñooñam axtandikuwuñu yëral xët mu njëkku La Tribune pétition bi ñuy signé ngir bëgg yoon mu bàyyi jàmbur mu dem journal La Tribune nee nañu pétition ba wër na àdduna bi yépp xippi seeni gët teg ko ci Guy Marius Sagna muy ci Sénégal di ca Tchad Kenya Amérique Iran Mexique Canada ba France fu ci nekk nit yëkkate na fa kàddu ngir bëgg ñu teggi loxo Guy Marius Sagna Sidi Ba mooy porte-parole bu CNCR mi ngi yëglu ci Vox Populi nee na nawetu ren beek ni mu tàmbalee doxe bu dakkul bu ñu yeggee ci noor bi waa àll bi dinañu tonk noor bu mitti te tar moo nar a am ci réew mi